asalaamaaleykum mbokk yi Tivaouane, asalaamaaleykum mbokk Daaru Khoudoss, asalaamaaleykum mbokk Daaru Salaam Diouf, asalaamaaleykum mbokki Ndomor, asalaamaaleykum mbokk département Tivaouane yëpp. ñi ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital su nuyoo bi ki nga xam ni tey moo nekk kilifa ci dëkk bi muy le maire de la commune de Mboro di Moussa Ndiaye, di ci teg imam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox bi, di ci teg bépp responsable politique bu nekk fii ci dëkk bi. mën naa ci citer sunu frère Abdallah Tall te délégation représenté ko fii, mën naa ci teg docteur Dieng, mën naa ci teg sama xalifa Cheikh Tidiane Ndiaye Ngalgu, mën naa ci teg ñëpp ñoo xam ne tey ñoom lañ seqal langue politique bi. ñu ngi nuyu sunu mag di Moussa Ndiaye mi nga xam ne tey moo fi représenté famille El Hadj Ngalgu Ndiaye yëpp. ñu ngi nuyu ci délégation bi nga xam ne tey moom laa àndal di ci jiital Adja Asukan Sall mu yóbbaale ñëpp géew. di nuyu délégation Serigne Modou Diouf, Serigne Modou Mbène Diouf di xalif Daaru Salaam Diouf, di yóbbante ay sant ndax yabal na fi njabootam, yabal na fi doomi boppam, te loolu nekk na loo xam ne rëy si ñun la. ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam, te yaakaar bi nga xam ne aussi am na si ñun yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu. ñi ngi sant ñi fi jot a yëkkati kàddu yëpp, ki si jiitu di Adja Ami Top mi nga xam ni tey moom la ma yàlla booleel ma jël liggéey bi yi nga xam ne moom lay doxal Mboro teg ko si loxoom mu jiite jigéen ñi, mu koy doxal bu am solo. Ami noppalul guddi, noppalul bëccëg, lépp loo xam ni tey mi ngi koy xalaat pour askan wi Ami musu si tàyyi benn yoon. donc Ami confiance boobu ñu am ci yow tey lan la ko gën a renouveler ak jigéen ñi nga àndal ñëpp. ñu ngi nuyu ki nga xam ni tey bu dee ci wàllu Adja Kër Ngoone Cissé ki fi mat te taxaw fi Adja Binta Anne Cissé, ñu ngi koy nuyu di ko ziar, di ko nuyu ak délégation bi mu àndal yëpp. di sant aussi ñi nga xam ni tey def nañ ci ay prestations ñu mel ni groupe théâtral bu nekk Mboro ak bu nekk Tivaouane. di encourager aussi di féliciter Justine mi nga xam ni tey mooy représenté Mboro ci seen petit gallé, di ko wax ne xam naa incha allah dinañ gis ak moom lu ñu ko war a jàppale dañ ko jàppale incha allah. liñ fi tax a dajale nag tey mooy le lancement officiel muy parrainage bi nga xam ni tey moom la ñëpp di wax suba ak ngoon, guddi ak bëccëg. yàlla def na tey dimanche passé ñi ngi woon Tivaouane def lancement bi à Tivaouane. ñu jàppoon ni tey ci dimanche bi tey dina ñëw Mboro pour def lancement bi. parrainage nag baax na ñu xamal nit ñi lan mooy parrainage. parrainage tey li nga xam ni tey moom la le président Macky Sall la bëgg, dafa gis ni parti politique yi Sénégal bari na. li koy firndeel élection yi mujj yi passé boo duggee di voter di nga fekk plus de 40 bulletins de vote yu taxaw, te bala ngaa jël bulletin yëpp di voter di nga ko def waxtu wala nga def waxtu ak genn wàll. ñu ni dañuy def référendum pour dugal li nga xam ni tey mooy tax ñu mën a wàññi bulletins yu bari yooyu. président def ni képp koo xam ne bëgg nga doon candidat
bëgg a bokk ci joŋante présidentielle yi di ñëw il faut nga am 65 000 signatures 65 000 signatures yooyu ni ñu ko tëralee mooy Sénégal 14 régions moo ko ŋànk ñu ni chaque candidat il faut minimum ci 7 régions yi nga xam ni tey moo nekk ci Sénégal nga am au moins 2000 signatures muy 14 000 yi des nag mën nga koo collecté ak foo ko yaakaare waaye parrainage li ci am solo te jiitu ci mooy du lu nuy jënd du lu nuy fay du da ngay dem jël nit neexal ko nu ko am xaalis ngi ni nga signal sa candidat boo demee tey ba cautionné ba parrainé tey ki nga xam ne moom nga àndal ñun moom le président Macky Sall lay àndal mooy suñu candidat donc suñu dee décision tey dañ koy parrainé mooy maanaam ñun ndayale nañ ko suñu bopp buñ ko parrainé mooy ñun wóor nañu ñu cautionné nañ le président Macky Sall buñ ko cautionné wóor nañu ñun Macky Sall la ñu àndal wóor nañu nu bu vote yi jotee Macky Sall la ñuy voter du question jël carte d'identité nit rek signaloo ko loolu am na solo waaye li gën a am solo mooy yow miy signé na nga fexe bu élection yi jotee nga dugg ci biir bureau vote yi voter candidat bi nga xam moom nga parrainé loolu mooy li am solo te loolu baax na nit ñi xam ko parrainage bi aussi fiche bu nekk dina am 10 signatures kenn amul droit parrainer ñaari candidat benn candidat rek nga am droit parrainer moo tax ñun lancement bi ñu def dimanche passé wax nañ ko xëccoowuñu parce que course amu fi li ñu bëgg mooy képp koo xam ne jot nga signé benn fiche nga la moom mu dimbali ñu ñun fiche ñu koy jox bu signé na am ngor ni signé naa ba pare pour bañ yàq suñu liggéey bañ yàq aussi liggéey candidat yi nga xam moom la ñuy liggéeyal donc tey ñëw nañ ci Mboro pour expliquer li waral parrainage bi pour expliquer ñun aussi lu tax ñu engagé wu pour jox le président Macky Sall 10 000 signatures te loolu commencé nañ ko depuis dimanche et je pense que bi ñu defee évaluation démb parce que mën nañu wax genn wàll gi waa Tivaouane assuré nañ ko mu des waa Mboro la donc Mboro tey ñu ngi tàmbale parrainage bi certes ñi nga xam ne ñoom lañ ko seetal fii yàlla def na commencé nañ lu jiitu ñun ñuy ñëw fii ñun nag dañuy ñëw def sunu warugar ci li nga xam ne moom lañ seex ak le président Macky Sall maanaam dugg ci biir dëkk bi ñi nga xam ni tey yàlla bool nañu ak ñoom ñu fexe ba pare na aussi le président Macky Sall parce que ku su nekk am nga sa rôle booy jouer président Macky Sall nag 65 000 signatures yi mu soxla yàlla jox na ko matal ko sëkk mais objectif bi mu fixé mooy 3 millions de signatures la soxla fii ak décembre 2018 3 millions de signatures su ko amee te ñi ko parrainé wóor na leen ni buñ ko ñi ko parrainé dinañ ko voter loolu dafay firndeel ni le président Macky Sall dina jàll au premier tour ci élection présidentielle yi di ñëw donc loolu mooy objectif bu gën a am solo donc comme nit ñi xam loolu ñi ngi wax ñëpp ñu jàpp ci ndax le président Macky Sall mérité na am un deuxième mandat ndax yàlla def na li mu def ci dëkk bi ku nekk teg nga sa bët bu dee ci wàllu infrastructure président lu nekk def na ko chaque jour yi lañ gis président di inauguré tali di autoroute à péage di piste de production yi nga xam ni moom la dénk waa PUDC di programme assainissement di programme forage fu nekk samp na fa ay forage ba waa Mboro def naa ni loolu xam ne ci dara couverture maladie universelle ku nekk rek xam nga li ci président andi bourse familiale bi aussi c'est la première fois ñu gis président bi nga xam ni tey xam na li askan wi dund surtout ci àll bi ñi nga xam dañu néew doole mu fexe ba assurer leen bourse familiale ñuy dem di ko fayee bu ñu ci poste bi xale yi nga xam dañu judd ba am 5 ans mu ni amoo looy fay
boo demee hôpital femmes yi nga xam ne aussi dañu nekk jigéen ñi wérul ñu daan daan césarienne président jël lépp en charge donc kooku mérité na vraiment ñu jox ko un deuxième mandat. donc ñun si loolu la ñuy dox si loolu la ñuy xëy suba ak ngoon yàlla boole nañu aussi ñu am ak moom une relation très particulière ñu xam fi ñu teg te ñun aussi suñu yéene mooy di dem di jëli di andi lu ñu xalaat ni tey waa Mboro soxla na ñu fexe ba mu topp si ñi nga xam ni si nopp ñi nga xam ni war nañu mën a andi solution si loolu. bi may ñëw léegi la ma Mariane Senghor interpellé si ndox mi taa fii te ku nekk yaa ngi romb di xool ku nekk war nga si am solution boo si mën a andi. ñun nag dañ daan toog di wax bi ñuy ñëw fii naan dañuy créer benn mouvement ñu nekk mouvement Mboro sa kanam ini mouvement bi li ko tax a jóg mooy problème yi nga xam ni Mboro mi ngi koy dund ñun ñu ànd ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi fexe ba andi solution si loolu. bi ma ñëwee fii yàlla def na ñu créer mouvement bi ànd ak ay nit fu nekk ñu dem fa man dama ne woon ñetti problème la Mboro am comme ni ko Adja kon Sall waxee léegi képp koo xam ne yaa ngi Mboro ba nga màggee ba léegi benn tali bu ñuul bi moo am Mboro képp koo xam ni bi nga màggee ba léegi génération bu mujj bi lay wax bi fi ICS implanté ba léegi gisuñu fi lenn lu mu andil Mboro lu dul pollution bu métti. gis nañ aussi problème infrastructure am na Mboro yàlla dafa def point yooyu yëpp ñu ngi ko doon xeex ñun bëggoon ñun waa Mboro yëpp ñu ànd doon benn fexe ba ñu andi si solution si loolu. beneen bi nga xam ne moo gën a am solo muy le découpage administratif Mboro na mu meloon damay wax yaa 15 ans si gannaaw ba 2000 Mboro romb na foo xam ni tey jii Mboro waa Tivaouane ñeewal nañu waa Mboro waaye tey kenn ñeewatul Mboro ndax découpage bi ñu ko def booy dugg Mboro daal booy génn daal ku doon ba géntool sañu Mansour fa la Mboro yow Mboro war na am hôpital bi tax ñu naan hôpital Mboro war na am sapeur pompier Mboro war na am police Mboro war na am lycée bu dayoo lycée bii fi nekk Mboro war na am ay espace yoo xam ni espace culturel yoo xam ni tey jii xale yi dinañ mën di fooy Mboro war na am lu baree bari loo xam ni tey yeneen dëkk yaa ngi am te Mboro am ñun nag dafa jot ñu jóg bi nag dañu wax ne ñun duñu politique certes duñu politique ndax politique bi ñuy def bokkut ak politique yi ñu xam politique yi fi nekk mooy politique xaste politique saagaate politique waxaatu ni ñaaw wala politique wa tamar wala gannaaw nga jam ko paak ñun doxuñu si politique boobu ku ñu xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp di yëngu si wàllu politique ku si nekk relation yi am solo am ak yow jàmm la yéene salaam la yéene lu waaye deful nag sa bopp nga ko def mais ñun jàmm lañ yéene nit ñi salaam lañ yéene nit ñi dafa jot nag ñu jóg taxawaay bi ñu war a taxaw mooy du ñu nangu yàlla may ñu xel ñuy xalaat yàlla may ñu relation yàlla may ñu am yéene muy si dëkk bi muy Tivaouane muy Darou Khoudoss muy si département bi ñu war si mën a andi ay solution de croisement loolu jeex na tey dafa jeex tey nag benn combat lañ am muy parce que comme ni ñu wax soxla du am ñaar combat bi mooy fexe ba réélire le président Macky Sall au premier tour ci élection 2019 dinañ si andi taxawaay bu war bu loolu jàllee aussi ñun dinañ taxaw ba solution yi nga xam ne tey Mboro soxla na ñu andi si ñun aussi suñu contribution si loolu te loolu nag dafa laaj jóg dafa laaj taxaw dafa laaj waa Mboro jóg yeewu ñun lépp lu ñu def Mboro du lu ñu jox yàlla ñu def suñu ñàkk lañ ko andi yéene ko waa Mboro li ñu def Mboro mën nañ ko wax bu doon lépp lu ñu def saa yu ñu xëyee woo télévision mu ñëw kon léegi télévision yi ñëpp jëppiñu mais yàlla dañu def dañu jiital yàlla si jiit lañ si jiital si sutura lañ koy defee waaye war na tax nit ñi yeewu nga xam ne ñun amuñu lu ñu xalaat jëlee Mboro def suñu poche lu ñuy jëlee si biti andi Mboro moo ñu soxal
donc loolu laa bëgg waa Mboro xam ko di sant ñëpp di remercier ñëpp di wax ni ñu ngi waajal incha allah lancer sunu mouvement boo xam ni bu yàggul du yàgg tuuti dinañ ko fësal date bi nga xam ne lañ ko bëgg a lancer te mouvement bu lañ bëgg mu doon un mouvement national dañ ko samp Mboro samp ko ci village yi ngi wër Mboro yëpp samp ko Tivaouane samp ko Sénégal bi yëpp donc bëgg nañ fan yi di ñëw dinañ gën a toog waxtaanaat ci jataay yu gën a yaatu pour que waa Mboro bàyyi xel ni seen doom dellu si na te ñëw na pour jël ndonom loolu laa bëgg waa Mboro xam ko donc maa ngi sant ñëpp di remercier ñëpp di sant waa délégation Darou Khoudoss bi nga xam ne Alaaji Góora Jenn moo ànd ak ñun ñëw fi